fan ngay tàmbalee ndax damay tàmbalee ci parce que ñaari point nga abordé. waaw tu as parlé du documentaire tu as parlé de la chronique. waaw léegi ma tàmbale fan. boolal ñaar yëpp bu la neex rek. ma tàmbale ci yow téléspectateur yi. waaw yaa xam ne nee naa la loolu affiche film bi. ngeen ñu def ci jàngat bu ndaw. waaw gis nga ki defar affiche bii nii. pro Bassirou Diomaye Faye la. même si ku jege woon Ousmane Sonko la. ñoom Pastef xam nañu ko. mu ngi tudd Abdou Karim Gueye defe naa noonu la tudd. d'accord moo yoroon photo yu bëri ci manifestation yeeg ci li nga xam ne moo doon topp Ousmane Sonko. affiche ci cinéma. communication la. boo xoolee photo Ousmane Sonko tu vois la tristesse. ci kanamam. d'accord c'est un homme triste. qui regarde à l'horizon qui regarde de loin xamatul lu muy xool. et tu vois Bassirou Diomaye Faye bi fixé Ousmane Sonko mi ko xoolul. waaw Diomaye ci photo bi ci affiche bi day xool Sonko. waaw mais dafa mel ni da ko ne bàyyi. d'accord ci crise bu ñu toll nii ci lu ñu fi waxtaanee heure bi waaw xaw ma yaa ngi dégg. maa lay dégg bu baax sur un fond de sang. de conflit la couleur rouge. c'est le sang. c'est la lutte. mooy combat. loolu lay symboliser ça symbolise aussi la royauté. waaw la couleur rouge. ça symbolise la puissance. même la couleur noire elle symbolise la puissance. alors tu vois Ousmane Sonko Bassirou Diomaye dañoo fond noir lañ ko def parce que c'est lui qui est dans la puissance. waaw c'est lui qui est à la présidence de la République. moo yor doole. waaw ça c'est le communicant qui explique. Bassirou Diomaye Faye photo am noir la Ousmane Sonko dañ ko bàyyi noonu. waaw yaa ngi dégg ak couleur dugal ko dans ton rouge complexe. et tout. yaa ngi dégg. d'accord donc lii mën na confirmer ne réellement Bassirou Diomaye Faye mu ngi dans une logique d'abandonner Ousmane Sonko. d'accord de lui tourner le dos. maanaam pare naa ci yow. waaw bàyyi la ko wax. Diomaye mooy xool Sonko fii. Sonko di xool à l'horizon un visage un peu triste. et je comprends la colère et la frustration. des gens de Pastef. et en réalité man su ma nekkoon ki tourne film bi. j'aurais tout bonnement dit par exemple de la prison au pouvoir. waaw de la prison au pouvoir. moo gën boo defoon film de la prison au pouvoir. mën nga jël benn 5 minutes. réserver ko Fadilou Keita. waaw mën nga jël benn 5 minutes réserver ko mon grand cousin. Waly Diouf Bodian. mën nga jël benn 1 minute. wala 10 minutes réserver ko tous les gens qui ont été emprisonnés au nom du projet. yaa ngi dégg parce que ça c'est de la prison au pouvoir. mais quand tu dis de la prison. au palais. Bassirou Diomaye Faye ngay waxal. personnalisé ko boole woo ci Sonko. d'accord boole woo ci Sonko c'est le combat. c'est le combat d'un parti politique. donc kon waa Pastef ils ont c'était raison. le combat de Ousmane Sonko ñoom Bassirou Diomaye Faye dimbali ko ci. Ousmane Sonko dem ci prison. mais demul présidence. pour bañ a frustrer Ousmane Sonko ce n'était pas le moment de sortir un tel documentaire pour Bassirou Diomaye Faye surtout avec cette illustration qui insulte Ousmane Sonko. kon Pastef ñoo nekk ci dëgg. mais oui bien sûr. affiche bi rek. c'est une attaque à Ousmane Sonko. d'accord bu ñu deret laal nag. waaw ñun moom bu ñu benn deret laal. sot bu jotee du ma sotal Diomaye du ma sotal Sonko Fadilou Keita laa sotal. ah bon mooy sama cousin. mooy sa cousin temps yi Fadilou Keita la bàyyi nga. Fadilou mooy sama cousin. mooy sa cousin. non mais Fadilou mu xam na ko. xam na ko dañuy laalante di mbëkkante mais sama cousin. sa cousin la moom na bëgg ko. baali nga Waly Diouf moom nangu ko Waly Diouf laay wax dama juum. waaw Waly la Waly laa xaw ma ko. Fadilou xam nga waaw ko Fadilou du sama cousin Waly mooy sama cousin. waaw bu Waly duggee ci combat bi nag damay sot. da ngay sot am na ku may sotal. waaw koy sotal Waly. du ma ko wax léegi. damay bàyyi ba Waly dugg ci combat bi. Waly ngay xaar yow. Waly lay xaar. yow dafa mel ne bu Waly ñu deret laal nag. da nga bëgg lii moom xeex bi mooy continuer nii man lii moom commencé naa ñaaw. yaa ngi gëm ne problème am na. non gëmaguma maa ngi koy bëgg commencé. bëgg gëm. xaw ma na comprendre nga fi may wax. je comprends très bien. donc mbir la fi mbir am na ci affiche bii. am na ci affiche ñun ñuy def communication xam lu communication visuelle de TV. waaw lii Ousmane Sonko la ñu attaqué nii. c'est pas normal. ce n'est pas normal. d'accord man jël Ousmane Sonko jël photo bu triste. muy xoole goo xam ne xamoo lan lay fixé. man ba ma seetaanee photo Diomaye di ko gaarwaale di ko naan bye affiche bi loolu la. photo bu jantal lañ ci waroon def. mënoon nañ def photo boo xam ne ba pare. waaw Diomaye moo sut Sonko ci affiche bi. waaw xoolal rek di nga gis. Diomaye Sonko dañ ko wàccee ci suuf. jël Diomaye def jël photo boo xam ne il regarde comme ça. perdu xam nga quand tu es perdu dans le regard tu sais pas. doo xam lay xool. waaw da ngay tu es perdu tu sens un président perdu on kenn ki di ko xool. naan ko bye man maa ngi jëm. waaw aj na loxo bi non bye la. lii nuyoo la maanaam demal sa yoon. man pare naa ci yow. d'accord maa ngi ci leneen. te man maay doole gi moo tax Diomaye ñu jël ko def ko noir parce que la couleur noire symbolise la puissance. d'accord la couleur rouge c'est le symbole de la lutte. du combat.
ainsi de suite mais le noir c'est le symbole de la puissance. D'accord. moo tax bari na ay auto président de la république yoo xam ne. souvent ci couleur noire lay nekk. parce que tout simplement la couleur noire c'est la couleur de la puissance. D'accord. de la souveraineté du comment dirais du souverain. D'accord. loolu lay signifier. donc si Ousmane Sonko est bien entouré. waaw ñu xam li nga xam ne moom la as bi di woon. jarul ngay dem seetaan film bi parce que boolewuñu ko ci. waaw film Diomaye la. film waaye nag Diomaye xam naa ne léegi il faut vraiment montrer à Ousmane Sonko demal. boo bëggee dem bàyyi naa la nga dem sa yoon bëgguma ñu xuloo. bëgguma ñu prison di ci am. waaw bëgguma tëjante di ci am parce que du ma bëgguma laa toroxal. waaye mbir mi bàyyil ma ko lu ñu lay waxal yépp mënatuma kaa dëkku. tooñ yi nga may tooñ yépp mënatuma ko dëkku manque de respect bi nga may manque de respect yépp mënatul way. yabel bi nga xam ne yab nga ma ko say nit yab ma ko mënatul way. d'accord say député say ministre say ndaw yi nekk ci internet bi loolu mënatul continuer léegi j'utilise mon pouvoir pour mu continuer mon chemin mais je te dis bye bye. mais Kandé nga dem seen loolu mooy la vérité. Kandé est-ce que tey parce que nag bu ñu bëggee wax dëgg rek gis nañ ne Ousmane Sonko dafa waxoon ci Grand Théâtre ne dafay def tournée boo xam ne tey dafay recoller li nga xam ne moom mooy Pastef dem seeti ji ñëpp mais bi président ne dafay def tournée économique dafa teg moom bosam jël bu président wax ci. waaw est-ce que tey ji ñoom delloo nañ ko laaj noonu ne parce que tey bu ñu demee ba def affiche bi jël ko moom defal ko photo bi nga xam ne. ban moo ne lañ koy delloo. ah mais toog na d'accord nangul na président. lii tamit wax la. wax la. xam nga waa ji dafa xëy ne day def tournée. waaw Diomaye tontu ko ne ko da ngay jël sa pot teg ko ci suuf. man monsieur le patron mu d'accord. non amul d'accord loolu par force la. waaw mais mu nangu ko. mënu ko indi woon problème bañ mënoon na indi coow. ah déedéet mënu ko bañ. connaissance Sonko. da koo sañul bañ. lu tax. Diomaye nag léegi fu mu toll nii day defante da koo sañul a bañ Diomaye mënu dugg ci réew mi Sonko dugg ci réew mi. Diomaye waxu ko sax bàyyil wala gunge ma waxu ko de Diomaye. tàgguwul Sonko yëgalu ko. mais Sonko su ko neexoon mën na tëj ci mënu ko. bañ a wax tournée économique mais loolu xanaa xam nga Sonko. parce que jëloon na fi congé nag te tàgguwul kenn da ngaa xamul Sonko rek. d'accord yow boo xamoon Sonko di nga xam la moo wax loo Sonko. du ko wax loolu Sonko ku waane la. Sonko bëgg na ne lépp lu réussir autour de Diomaye. moom moo tax mu réussir. dëgg la nag moo tax ñu fa. déedéet du dëgg yàlla la. moo ko joxoon mais moom dafa populiste. en réalité foofu laa bëgg loon yegg. moo joxal Diomaye ñu fol ko. déedéet lu joxuñu ko yàllaa joxoon Diomaye. ah moom yàlla moo fal Diomaye yàlla moo ko joxoon. mais Sonko ko tàmm. waaye Sonko léegi lu la joxoñu boppam. baal moom boobu lu tax dëpp ko nii mu ñëwaat ci boppam. nañ ko nangu muy def nii nit ñi boo amoon doole googu joxuñ boppam. nañ ko nangu nag ñu nekk ay ministre ay DG yu bëri nag loolu moom débat boobu weesu nañu ko. d'accord xam nga ban débat lañ toll. fu ñu toll. un Diomaye qui veut s'affranchir de Ousmane Sonko. qui veut marquer son empreinte. mooy acte yi ndaw yi muy posé nii. est-ce normal loolu. mais bien sûr pourquoi ce n'est pas normal Diomaye c'est lui le président. d'accord Diomaye il parle par les actes. gaw ma nag crise bu am seen diggante. gaw ma ko maa ngi ci postulat bu crise amoon. parce que man ñu may wax loo ci waxu crise ak Diomaye daf may metti day metti sama xol. waaw parce que man maa ngi xaar sénégalais yi nekk ci koñ bi. am seeni jafe-jafe ma waxal leen xam naa ñooñu may xaar ma waxal leen. waaw béykat bi nga xam ne toolam yàqu na amatul fu muy wéeru. waaw man ñooñu laa bëgg a waxal boo ma naree bàyyiloo loolu yépp nag. di wax ci di ma wax loo ci tappalee crise bi existe entre Diomaye ak Sonko daf may metti daf lay metti waaye nag dinaa ñëw ci postulat maanaam nga jàpp ne xuloo am na. waaw booy def analyse ñetti posture nga am. première bi moom la ñuy tuddee thèse. deuxième bi moom la ñuy tuddee antithèse. ñetteel bi moom la ñuy tuddee synthèse nga synthétiser ba kenn du ci mer. d'accord maanaam bu doon di xuloo am na. lii laa ci am yaakaar bu xuloo amul lii laa ci am comme jàngat léegi bu dee ñaari yëpp am na ci côté bu nekk nii lañ ko mën a gisee pour mu mën a jur lii. loolu mooy analyse. léegi bii dama nekk ci bu possibilité xuloo amoon seen diggante. yi acte yi Diomaye di posé day wane ne moom ak Sonko ñoo ngi écarté wu. maanaam écart mu ngi am seen diggante. Diomaye na waxati na wax koo xam ne jëf la du wax wala meñ du kàllaama. mais acte bu muy posé la. acte bu mu posé waa ji dafa jug ne day def tournée Diomaye ne ko demoo fenn te waxu ko ci gémmiñ da ko wax ci acte mooy ni mu defoon ci Mimi Touré. nee na ko Mimi du fi bokk Diomaye ñëw na mel ni Mimi loolu wax la. ci politique. waaw da ko tontu. pouvoir noonu lay waxee président noonu lay waxee président da ngay wax ci jëf. day actionné. da ngay def action tu poses des actes. bii tamit noonu la Diomaye defaat Sonko daa waxu tournée mu ne ko may def tournée te waxu ko nii waxu ko téléphone pour waxu ko de. wala mu bind ko lettre déedéet dafa xëy rek jël communiqué par les services de la présidence de la république. annoncé ne day def tournée économique loolu mooy Sonko loo teen ba ko ci suuf te Sonko dafa nandu loolu ba ko ci suuf. dégg na wax ji yemul foofu comme moom dafa waane gars yi loolu la ñuy bañ mu wax ko
bëgg na ne wane lépp lu sotti autour de Diomaye mu dem ci télé bi toog ne leen maa ngi leen di ñaan ngeen teeru Diomaye Mimi Touré waajal na lépp. nee na président gan gu rëy la. te gan gu rëy fu muy dem dañ ko war a teeru. ma ne loolu bu ko waxuloon. ak lu mën a xew nag bu ko waxuloon. dañ koy teeru bu baax. parce que Mimi Touré. waajal na lépp anticiper na. mais madame on accélère. mais affiche bii ñu def nii. dama nanga rek ma pare ci li may analyser pour nga comprendre. waaw ay ca ñëwal. ci affiche bi romb naa ko moom du ma si ñëwaat. waaw mais. tournée bi laa wax. est-ce que du indi frustration parce que tey. romb naa loolu bu amee frustration nee naa la deret bu ñu laal. waaw ñun suñu yoon nekku ci. ayca bi ma lay wax mooy. tournée bi. waxu Ousmane Sonko ci tournée bi waxu populiste la. kon da nga bëgg wax Mimi Touré accéléré na ay nexe mbaay la. day bëgg a woon nit ñi encore. boo gisee askan wi ñëw teeru Diomaye ñi ñëw teeru ci Diomaye. Diomaye waaw mooma. d'accord xaw ma nag comprendre nga fi may wax. dégg naa la bu baax. te Mimi waajal na lépp da nga bëgg a wax ne Sonko maanaam woote bi mu woote bu ñun ñi bëree. dañ naan woote bi mu woote moo tax ñun ñi bëri. très bien comprendre naa. comprendre te Mimi waajal na lépp. Mimi recevoir na maire Casamance yëpp dem ci coalition Diomaye président. wax na leen naka lay demee. d'accord préparé na tournée bi Mimi Touré mii sama xarit Mimi Touré sama xuloo waale. parce que man neexuma. lu mu def Macky Sall Mimi mënu maa neex. waaw mënu neex kenn. lu mu def Macky. Mimi Touré mënu maa neex. mais nag politicienne la xam na ne Diomaye day def tournée waxtaan na ci ak Diomaye. Diomaye yaakaarul tuutul ci Ousmane Sonko ci mbir moom. léegi Mimi waajal recevoir na man sama maire. d'accord recevoir na maire yëpp gaa yëpp recevoir na leen. waxtaan nag ñoom préparé nañ accueil bi. maanaam bu ci Sonko waxuloon Diomaye ak am accueil bu tollu noonu. yaa ngi dégg dañu ne Diomaye kat yor na mbir mi. kon coalition Diomaye day am doole Sonko loolu la yàq Sonko nag loolu la yàq. ok je comprends maanaam te tey Mimi militant wu Sonko. waaw ñëpp xam nañ ne du ñu dem teere ak accueillir bu Diomaye loolu ñëpp xam nañ ko waaye comme daa bëgg a suul ndaanaan bi nekk yéen xamoo leen Sonko man maa leen gën a xam Sonko. comprendre naa li nga wax maanaam tey jii bu waxul woon. bu waxuloon Diomaye am ba mbooloo bu rëy dañ naan coalition Diomaye am na doole. léegi loolu la yàq nag day jaxase Pastef bi ak. loo coalition Diomaye très bien bu ko defee mu mel ne moom moo ko. mu mel ni mooma. je comprends. loolu yàqal Diomaye sax yàq coalition Diomaye. waaw wax leen ne mobilisation man mi la. amoo leen su ma ci waxuloon doo leen am nit. waaw te wallaahi waahidun bu ci Sonko waxoon. wala mu ñekk see wax wala mu maandu ci Diomaye nit ñi dañu koy teeru am pagaay. dañ koy accueillir il va mobiliser des masses. yaa ngi dégg loolu lay yàq na moo tax mu jël suuf këpp ko ci cere bi léegi même bu amee mobilisation bu rëy ay militants au Pastef même bu leen wóoree ne du ñoom de dañuy toogaat ci télé bi ne ñu ñoo demoon teeru Diomaye parce que Ousmane Sonko moo ko santaane. yoo xamoon ñu ne ñu gën ku sell ki lu mu santaane moom la ñuy def. voilà loolu mooy wax ci nag. film bi loo ci wax nag. loolu mooy mbir film bi wax naa ci bare la laa ci wax. d'accord film Diomaye la. kan nee na leen bàyyi. nee na leen jóge leen fii demal na politique. waaw man maa ngi dem. maay borom doole gi yow bokkatoo bëgguma la toroxal bëgguma la tëjlu amal fulla ak fayda ba ma bàyyi ma ak li ma yor loolu la affiche bi di wax. man maay borom doole man nag maa ngi dem ci sama yoonu bopp. loxo ba loolu lay signifier. noir bi nekk ci Diomaye day wane doole gi nekk ci Diomaye doole présidentielle. d'accord rouge bi ak kanam Ousmane Sonko bu triste bi. loolu mooy ba nañu la. kon yow Ousmane Sonko nu ñu ko gàttalee joolal soo Diomaye mooy maa la sut. su ma lay déggee bokkatuñu lees. kon yow su ma la déggee président mi ngi soog am encadrement bu baax par rapport ak. non lii bu ki defar film bi la. di seet protocole. non lii ki defar film bi la. ki defar film bi la. moom moo aay. d'accord te Diomaye nangu ko parce que affiche bi doo ko defar te doo ko yónnee Diomaye. da nga koy yónnee ba yónnee na ko Diomaye service yi Diomaye ñu validé ko. d'accord nee nañu ko lii lu muy signifier. waaw mu wax ko. voilà picc yi xoolal picc yi ci ginnaaw. waaw picc yi ñuul la. boo xoolee affiche bi. andiwaatal affiche bi nga woon ko picc yu noir ñoo nekk ci ginnaaw. waaw picc jàmm day weex colombe la. ay picc yu ñuul kukk la def ci ginnaaw picc yi torox. d'accord ça signifie quelque chose quand oiseau c'est la colombe qui symbolise la paix. D'accord. S'il y avait la paix entre Ousmane Sonko et Diomaye les oiseaux derrière qui n'ont aucune relation avec le film devaient être des oiseaux ça devait être des colombes ay pigeons yu weex loolu la signifie donc nous on comprend qu'est-ce que ça signifie Ousmane Sonko nag jàngat na ko xam na ko moo tax demul ci film bi. man li moo tax mu bëgg la. moo tax mu maandu. Kandé bu ñu jógee ci loolu ci Sonko moom la ñuy des ba tey parce que gis nañ muy recoller waat li nga xam ne moom mooy Pastef nee na bëgg na am fii ak objectif